asalaamaaleykum ñi ngi rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média benn waxtu jot na bisimila ci xibaar yi li ci gën a fës. Touba ay fan moom moo des màggal gi dëkk ba nekk sa lëbe yoonu taalibe yu bëri ba tax na tamit wàllu wér-gu-yaram kër docteur ñi ngi def seen kéemtulaay kattan. Directeur bu pharmacie régionale d'approvisionnement ba nekk te Diourbel nee na juróom benn fukki million jël nañ ko ngir jëndee koy garab su ko defee kon mën koo jox wàllu kër docteur foofa ca Touba képp ku am jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram ñu dimbala ca sunu bonne feuille de la rédaction sax ñi ngi ko jagleel kon màggal gi ak tamit téere yin ci xaatim inspecteur bi di Alioune Ndiaye daal di ñëwaat kon ci jaar-jaaru Serigne Touba ca Jolof. Ibou Diouf dina ci ñëw ca nam gën a yaatoo bu dee nag wàllu xorom si fii ci Sénégal kilifa yi jàpp na ni mën naa participer rek ci li naan kon croissance ci réew mi ndax fële ca Fatick lu toll kon ci téeméer ak juróom fukk ci ay tonnes bëgg nañ ko faay defar foofee ca xorom su ko defee kon buñ ko jaayee koppar yu bëri mën nañ ko faa jur ba Sénégal gis ci boppam ci wàllu koom-koom. jamono ji ñuy waxee Sénégal mi ngi jongante ak Mozambique jëm kon ci quart de finale bu njëkk ci Afrobasket ci jigéen ñi ci Yaoundé daañu ci ànd ak Soda Thiam laata ñuy tàggoo xibaar yi. mbokk yi dal leen jàmm ci xibaar yi ni leen ko waxee ñetti fan moom moo dox sunu diggante ak màggalu Touba ba tax na sax dañuy dem ci dëkk bu sell ba fekk fa sunu ay équipe Fatou Kiné dem ginnaaw bi ñu la nuyoo lan moo gën a fës ci actualité bi ci màggal gi. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Chérif Dia féete foofee ca Ndakaaru ñu nekk fii ci dëkk bu sell bi di Touba Mbacké fas yéene nag jukki leen lu fi gën a fës nii xibaar xanaa rek doore ko ak forum international bi nga xamante ne nag kon ñi ngi koy amal fii ci Touba ngir waajkaayu màggal gi forum boobee nag jàppale ni lañu ca jublu rek mooy fexe ba lépp yemb commission bi yore wàllug caada ak commission bi yore organisation màggal gi ñoo koy amal fi mu ne nii ca résidence bu Daaru Marnaan daañu ci dellusiwaat ñu àddu rek ci ndajeb démb bi nga xamante ni fukki bànqaas yu nguurug Sénégal nag ñoom ñi ngi woon fii rek ci Touba Mbacké ci teewaay it jëwriñ ji dénk biir réew bu Sénégal muy Antoine Félix Diome ngir nag xool ak natt matuwaay yi nga xamante ne jël nañu ko ngir màggal gu mucc ayib directeur généraux yu OFOR ak ONAS nag yëkkati nañu ay kàddu rek di dalal xeluk askanuk Touba ne daañu def seen kéemtalaay kàttan ba ndox mi nga xamante ni ñi ngi koy jooy daañu ci taxaw gis ngeen ni tamit dëkk bi am na ay taata am na ay askan yu jànkonteel ay jafe-jafe loolu it yëpp daanu fexe rek ba yëpp yemb balaa dibeex leeral yi dañu ci ànd ak Pape Fara Ñing ñëpp ñi nga xam ne ay service lañu te organisation màggal gi daal leen soxal ñoom teewoon nañu ñu doon xayma nag ci tolloog ñaari waxtu fi nga xam ne mbir yi leen dénkoon ñu doon xayma nag ci ñaari waxtu mbir yi nga xam ne moom lañ leen dénkoon fan la toll. ba ñu ñëwee tamit xool nañ li nga xamante ni moom la ñu soxla yittewoo ko natt ko service su état bu nekk ñu wax ko lan moo ci waru garam sas ko ngir mu def ko ci anam yi mu gën a rafetee tey bi ñu ñëwee ci ndaje tey mi dañ leen a jox kàddu xool ginnaaw bi gouverneur tënkee fi ñu toll ci liggéey bi ku ci nekk ci service su état bi ñu laaj la lan nga jot a def. wàllu séddaleem ndox mi nekk lu am solo ci comité d'organisation bi ki nga xam ne moom moo yor li nu mel di njiitu OFOR di dalal xelu ñi nga xam ne ñoo ñëw ci dëkk bi. nattoon yëpp ci wàllu production muy 10 000 mètres cubes muy fukki junni mètres cubes loolu yëpp yàlla oyofal nañu ba ñu egg ci ndax
ñu ngi ko yaakaare woon ci ñetti forage yu bees yi ñu defoon ñu jëmbal ko fii ci dëkk bi. benn bi mooy forage u Touba Ndiarème bi boobu ñëpp gis nañu ne dugg na ci biir production bi depuis le 18 septembre. am na forage yoo xam ni diggante bi jóge nañ fi 150 mètres cubes dem 200 mètres cubes par heure donc yooyu yëpp soo ko tënkee mu nekk benn apport boo xam ni def na fukki junni mètres cubes mu nekk loo xam ni dina indi taw féex bu baax ci yenn quartier yi. lu jëm ci wàllu assainissement joxe nañu ay garantie ci mbedd yi nga xam ne dañoo taa ñii nga xam ne ñoo nekk ONAS dinañ jéem a pomper li nu mel laata bés ba. jafe ñàkkul surtout réseau assainissement bi nga xam ni dafa surchargé donc par rapport à ça Kër Ñang moo doon mootoon muy refoulé donc mais dispositif ñu jëf actuellement avec entreprise bi ñu recruté donc dana permettre ñu yokk capacité cassage bi nga xam mooy capacité donc de refoulement type but conduite bi nga ñu posé nekk na conduite boo xam ni su paree dana vraiment dimbali bu baax kii bi nam tat bassin bi. ab ndaje boo xam ne ñu ci dem xayma ci teewaay Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké gouverneur bu Diourbel ak service yi nga xam ne yëpp mbir mi ñoom la soxal ñu waxtaan bu am solo ay poñ yu bëri ñu daal di koy yëkkati yenn yi soxla ñu faj ko ci saase ba li nu mel dootuñu ko dundati. Pafara ñi ngi ñu lay jaajëfal bu baax a baax daayira Muxaddamatul Xidma ñoom nag fi mu ne taxaw nañu rek ci lépp loo xamante ni wër na jumaa ja ñu war ko coo def moo xam muy liggéey bu aju nag ci màggal gi ñu ne fi mu ne lépp yemm na ñi ngi jaajëfal nag waa UCG lu soxal wàllu cet gi kuréel googee moo ko yore daayira bi tamit dellusiwaat nañu rek ci tere yi nga xamante ne kon def nañu ko rek ci biir jumaa ji ñu fas yéene nag def seen kéemtalaay kattan ba taalibe nag sàmmonte ak moom Serigne Saliou Seck. es ngir ñu yegg ci màggalu Touba gi waa daayira Muxaddamatul Xidma ne noppi nañu ci lépp lu jëm ci wàllum jumaa ji. daayira Muxaddamatul Xidma xam na ni jumaa ji mbooloo ñoo fi daje moo tax lépp li nga xam ne war nañ koo préparé daayira Muxaddamatul Xidma def nañ ci seen kéemtulaay kattan ba jàpp nañu képp ku ñëw da nga fi ñëw ci jàmm ba dellu ci jàmm ndax daayira Muxaddamatul Xidma pare na ci lépp ngir képp ku ñëw da nga def say ziyaara ni mu waree ak lépp li nga bëgg a def boo ñëwee da nga fekk ndaw daayira Muxaddamatul Xidma yoo xam ne boo ñëwee lépp loo bëgg ak ci lu mu mën a doon danañ la ci jàppale ba nga am ci li nga bëgg. ñoom ñi yore lépp lu jëm ci wàllum cet gi ci biir jumaa ji ak li ko wër di rafetlu itam liggéeyub waa UCG. suñu mbokk waa UCG ñëw fi andi fi ay jumtukaay yoo xam ne ngir waajale ko màggal ngir képp koo xam ne yaa ngi fi bépp boo fi ñëwee bépp loo xam ne luy mbalit wala muy loo xam ne lu ñu war a setal la boo ñëwee andi nañ fi ay poubelle ak i brouette ak yeneen xeer yu demee noonu ngir boo ñëwee lu mel ne mbalit boo ñëwee ana poubelle yoo xam ne da nga ko fi mën a teg ak yeneen ci nekk noonu tamit daayira Muxaddamatul Xidma am na yeneen waajtaay yoo xam ne mi ngi ko doon waaje ak ñi nga xam ne ñooy ñëw loolu daayira Muxaddamatul Xidma ñu ngi ci ngir ñi nga xam ne dañuy ziar si ñu porox ndollu ci bileb jotaay di fàttali lépp li Serigne Mountakha di tere ci bileb barab. képp koo xam ne ñëw nga boo ñëwee ndaw yi daayira Muxaddamatul Xidma yooyu nga fekk lépp luñ la wax ci jumaa ji ak sart yi nga def ko te xam ne ñoom ndigalu sëñ bi rek moo leen fi tax a nekk ak lépp loo xam ne jàpp nañ luy defar rek loolu rek moo leen fi tax a nekk waaye du leneen ak jàppandal képp kuy ñëw ndax ñoom suñu borom dogal nañ fi ndax daayira ba mu sosoog léegi mën naa ne mi ngi tolloo ci 20 at ak juróom-ñaar ndax depuis 1994 ba léegi daayira fi ñu ngi fi kon jàpp naa daayira bi am nañ ci expérience bu rëy moo tax képp ku ñëw daal boo leen digloo da nga mën a def say ziyaara ak ci lu mën doon te ba dellu ci jàmm te doo am benn jafe-jafe. waa daayira Muxaddamatul Xidma di xamle ni noppi nanu ngir dalal bépp taalibe waaye te jàppale leen ngir ñu amal ziyaar yu mucc ayib. Serigne Saliou Seck cant ak ngërëm ñeel na la ñu wax ci leneen ñeel wàllug wér-gu-yaram ak jàngoro yi ñu jàpp ne nag mën naa tukkee ci loxo yooyu nag ñu di ko rek teg fu ne léeg-léeg ñu dem ci barab dikk lum ci mën a doon ay loxo nag na set ndax ñàkk set gi mën naa indi ay jàngoro loolee lañu seetlu dañuy wax tamit leneen ci wàllug cet gi muy anam yi ñu seetlu ni noonee laskanuk Sénégal di raxasee seenub loxo loolu it bu ñu ko mënoon soppi rek dana doon ngëneel la. ñuy gàddoo suñuy loxo fu ñu jëm noonee la ñu mën a gàddoo ay microbe bactéries virus du lu ay gët mën a gis nag ñam yi ñuy jëfandikoo tamit mën naa forox ndax loxo yu setul mën a indi lool ay jàngoro. li nga indi mu tàng loxo laalu ko mën nga ko fa bàyyi bu suba du def dara mais saa yu ko loxo laalee quelques heures ngay am mu forox
parce que sama xel daf ci nekk parce que dañu ko daan wax bi ñu nekkee xale bu xanaa kenn dafa laal liñ fi bàyyi woon fekk yow ñëw nga dugal sa loxo laal tuuti dem sa yoon defe ni amul conséquence fekk moom mooy yàq la ca des. donc bari na ci jàngoro yu ñu mën a jëlee kër docteur. bala nga laal malade na say loxo set boo ko laalee ba pare na say loxo set boo laalee environnement bi même ñëw si sama loxo ma teg ko ci kaw lal bi na set lépp lu may def lu war a propre sama loxo na set donc loxo yu set constamment la war a nekk ci ki nga xam ne day liggéey hôpital ka nekk ci kër ga tam buy génn ak buy dugg ak buy dem toilette bay génn war na ay loxoom di set bu toogee ba mu yàgg sax war na ne xëy na ci kër ga c'est moins dangereux mais ci hôpital man bunt bu may ubbi xaw ma ka ko ubbi woon te li gën a gaaw mooy nit seexluwul boppam tey da ngay gis ku yor góom jël loxo ba dugal ci boo ñëwee fekk ko fekkee woon lu loxo ba laaloon booy ñëw mun la jàpp loxo mais yow boo fekkee woon loxoom bi la mu laal avant mu lay nuyu doo ko jox loxo. fegu mooy di raxas say loxo ba mu set saa yoo bawoo ci barab mbaa nga jëfandikoo ay mbir raxasu nag dafa am yoon rawatina ak ci jamono yu ñu nekkee ci mbooloo. loxo yu set nag nekkul ngeen jël benn bool bu mag def ca ndox ñëpp dugal ca seen loxo kooku yokku joote la da ngeen a jël jongoro yëpp dugal ca ku ñëw càpp ca yóbbaale ba nga indi woon ak ba nga fa fekk bu fekkee mënul nekk ndox muy daw ndox eau courante ngay raxasu muy dem ak saabu parce que ndox kese du raxas saabu bi mooy teggi salte yi ak kii bi nekkoon ci kaw mu teggi ko sànni gel hydroalcoolique yi ñëw lu mu fa fekk mu rey ko loolu boo leen boolee say loxo di set mën nga mucc ci jàngoro yu bëri. ma ngoog muy lu am solo wàllug cet gi dem beeg dikk bi naka noonu màggali nag xam ngeen ne ñetti bis kepp ci des ñetti fan moo waral nag transporteurs yi tamit lu soxal wàllug dem baak dikk ba ña nga cay soññee tey sàkku nag chauffeur si ñu sàmmonteeg tëralin yi moytu bu baax a baax tere yi tamit dem beeg dikk bi gis nañu ne yombul ci diwaanu Touba ndax Touba tey bari na ci ay gox yoo xamante ni taana ñoom nag transporteurs yi ñu ngi soññ rek seeni ñooñ tamit ñu bàyyi xel kon tali bi dawal bi yokk paas yi loolee naam nangul nañ leen ko waaye bu mu jéggi dayoo nañ sàmmonteeg daal matuwaay su ko defee sax daañu mën a moytu accident yi Serigne Sall moom moo jiitee transporteur yu diwaanu Njaareem ñu teewlu ko. jël nañu ay matukaay ci région de Diourbel muy Mbacké muy Touba muy Bambey ak Diourbel ga ma nekk jël nañu ay matukaay ci sensibiliser chauffeurs yi waxtaan ak ñoom ci lépp loo xam ci wàllu code de la route ngir màggal gi ñu dem ci jàmm dikk ci jàmm ba lépp loo xam dafa tegu ci yoon rek fii ba kër ñu des rek accident yi nga xam moo ji tiital nit ñi yàlla dimbali ñu ba dara du ci am ba benn mortel du ci am. xam nga Touba ni muy yokkoo dafay yokkoo yokk bu metti te état bi bàyyi ci xel ndax li tax bàyyi ci xel mooy naam mi ngi góorgóorlu ndax téeméeri kilomètres lañ fi def ci ay tali yoo xam ne ci année bi waaye fi mu toll booy xool ni muy yokkoo du ci xaw a feeñ. li ko gën a ñàkk bañ a feeñ nag mooy ndox mi nga xam ne moo fi am ren te màggal gi tombé ak nawet boobu mu tombé nag bu fekkente tëli téeméer la juróom fukki yi ñoo normal fi doon mais yeneen juróom fukki yi si des yëpp yenn yi am nañ ay pax yenn yi ndox baare na ko boobaa nag sama mbokki chauffeur si li ma leen di digal mooy ñu góorgóorlu di moytu yoon yooyu am ndox ñi chauffeur si ak transporteur yi dañoo bokk ci màggal gi te li nga xam moom la sëriñ bi wut ñu doon ay murit ay taalibe li ko taalibe di wute noonu lañ ko war a am nag ñun ay taalibe lañ kon lépp loo xam amoo ko ci woon daaw amoo ko ci daaw jéeg ren doo ko ci am bu boobaa nag li ngay jël say mesure kenn waxul ni xañ ne yokku paas day kenn du ko cautionné xañ na da day doon loo xam lu mënta ñàkk lay doon ci côté waaye ba fii ñuy wax ni yokku paas a mugul waaye suñ demee ba nga xam des na benn fan wala ñaari fan dafay am loo xam ni du mën a ñàkk diggante ak chauffeur si bu boobaa nag dañuy wax ni bu fekkee da ngaa jógee Diourbel di ñëw fii dañuy wax ni bu fekkee sax paas da nga koy yokkit na nga ci yokk li nga xam mooy aller retour bi waaye waroo ko mën a romb su demee sax dem nga ba mu leer na sax da ngay yëpp dëppaat waroo ko mën a yokk mais bu fekkee da ngay dem di ñëw di yor di ñëw foofu la ñu wax ni yokk mënu fa am foofu nag état bi lu mu ñu mën a dimbalee nam ko daan defee di situationné gasoil retour bi bu ko defoon bu boobaa yokk bi dañuy mën a assuré nu du am mais su fekkente ne ki dem buy dëpp du indi dara su nee la du ma yokkit da lay nax ndax ñun ci suñ gare routière dañ koy tere mais léeg-léeg client bi ci boppam mu lay wax ni la jaral na ma bàyyil ma fay te boobaa nag dafay am fooy yem waaye nag du tee yow mi transporteur bi nga sóoraale xam ni yow màggal gi ni ci pèlerin bi amee wàccuwaay ba mu baax noonu nga ko ci war a amee te ab taalibe nga te ku la ci bëggoon a génne nga bañ.
lii moo gënoon fës ci xibaaru digg bëccëg bi fii ci dëkk bu sell bi ñu leen di jaajëfal mbokki Touba léegi yi ma dellu ko Chérif Dia yow it nga wëyal xibaar yi foofee ca Ndakaaru. jërëjëf soxna Fatou ki ne dem ci xibaar yi am solo yooyu kon jógee ca dëkk bu sell ba ci Touba dañuy des ci actualité màggal gi jamono ji way politique yi tamit ñi ngi fi jógee wutali foofa rawatina kon ñaari coalition yi nekk ci kujj gi muy Yewwi Askan Wi ak waa PDS ak ñan ànd ak ngir rek ñoom it dem jébbal seen ziar ci xalif général des Mourides daañu ci ñëwaat ci nam gën a yaatu wàllu wér-gu-yaram ba léegi maa ngi leen ko doon wax waajtaayu màggal gi nekk tax na waa pharmacie nationale d'approvisionnement antenne ba leen teewal fële ca Diourbel ñoom nee nañ kon lu toll ci juróom-benn fukk ci ay millions dugal nañ ko ci njëndum garab su ko defee kon téeméer ak juróom-ñetti fukki poñ ñu daal di koy samp fu nekk ñu dugg fa ci dëkk bu sell ba ku am jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram kon ñu mën la cee dimbale rawatina kon structure de santé yi nekk foofa ca Touba ñu ànd ci ak docteur Mouhamadan Lo moom mooy directeur régional bu pharmacie régionale d'approvisionnement ci micro Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye. pour 180 points de prestation yi ak budget de 60 millions lañ am pour doter leen en médicaments loolu nag la ñuy jël répartir ko ci diggante hôpital yi ak centre de santé poste de santé mais ak itam ci points médicaux avancés yi nga xam ne comme ni ngeen ko gisee fii dafa am liste de médicaments boo xam ne si dañ leen koy defal leen ko sous forme de kit. li ci bees mooy liñ tuddee PRA mobile màggal parce que gis nañ ne màggal gi day xat. magal gi day xat structure yi wala point de prestation yi buñ soxlaa médicament bëgg a jóge Touba ba Diourbel aller retour yi day xat moo tax PNA exceptionnellement pour magal gi dafa teg liñ naan PRA mobile magal c'est-à-dire ab camion la boo xam ne si camion frigorifique la ñu def ci commodité yëpp pour mu mën a conserver ay médicaments chargé ci médicaments yi nga xam ne si buñ ko soxla en urgence danañ ko mën a joxe sur place à Touba. alhamdulilah amul benn rupture de médicament boo xam ne si mën naa indi gàllankoor ci dispositif bi loolu moom ñu ngi ciy dalal xel yi ab budget nag lañ yor boo xam ne si dañ ko effectuer. alxames bu nekk dañ leen di dégtal li naan les bonnes feuilles de la rédaction kon jëm ci ay jukki ci téere tey nag ñu daal di koy méngale ak màggalu Touba téere bi nag ki ko bind di inspecteur di jàngalekat moom Alioune Ndiaye mi ngi ko tuddee kon le Jolof et Cheikh Amadou Bamba Mbacké entre vécu collectif et trajectoire intellectuelle 1883 1902 moom nag ñëw na rek ci jaar-jaaru kon ku tedd ki rawatina ca Jolof dëkk yu mel ni kon ca yéen Mbacké Bari ba sax jëflanteem ak Samba Lawbe Fall ñu ànd ceek Ibou Diouf ak Pape Sangone Mbaye. ab téere buy ñëwaat ci jaar-jaaru Cheikh Ahmadou Bamba ci biir Jolof loolu nag bindikat bi fàttewul lu aju ci dëkk yi mel ni Mbacké Bari ak itam Thiéyène. tey nag ñu ngi ci 18 safar mais xam nga ne buñ ne 18 safar sëñ bi def na nañ ko santale boromam ci dem gi mu doon dem mais dem gi nag li ko waral mooy Jolof bu demuloon Jolof xaj na kon du gaaw a dem waaye bi mu demee Jolof rek. ci lañ ko commencé nag di ko tuumaal naan kii kat dafay waajal jihaad. Aliou Ndiaye moo bind bi le téere moom ñëwaat na ci jaar-jaaru Cheikh Ahmadou Bamba ca Mauritanie atum 1903 jàpp 1907 avant muy delluwaat Jolof ba atum 1912. lu bari nag dafa xew mais tey chercheurs américains yi français yi ak même ñi nga xam ne ñi ngi yëngatu sax suñu wàllu kàllaama yi wàllu googu duñ ko leeral te lu bari dafa xewee Mbacké Bari nekk ci biir Jolof am leneen loo xam ne aussi dafa xewee Thiéyène tey ñi nga xam ne xam nañ Jolof fanweeri kilomètre la moo ko séparé ak Yang-Yang te Yang-Yang moo nekkoon capitale bi. téere bii nag ñëwaat ci lu am solo maanaam jaar-jaaru Cheikh Ahmadou Bamba ci biir Jolof moom mi li gis na rek bëriwul ay bindkat yoo xam ne. dañ ci amal ab liggéey. kon jaar-jaari sëñ bi ci Jolof dafa am solo damay nekk sama ay nattandoom yoo xam ne dañu gëstu ay chercheurs américains ak yeneen nationalité mais jaar-jaar yooyu bëgg nañu leeral ko trop muy l'étape de Mbacké Bari et l'étape de Thiéyène moo tax ma commencé premier livre bi xam naa deuxième livre bi day wax ci la mise en résidence surveillée. téere bi nag bindkat bi jàpp ne ab essai la loolu may na ko ci liggéeyam bi mu doon amal ca université. mu ñëwaat rek ci lu am solo ci dundinu Cheikh Ahmadou Bamba. livre bi ma bind nii c'est un travail scientifique boo xam ne ay recherche yu ma doon def la Boubacar Bari bi mu defee 20 ans ci États-Unis dellu si ci la ma encadré ma liggéey ko te bi ma koy soutenir tamit am na ay professeurs yoo xam ne ñëpp xam nañ leen ku ci mel ni Mbaye Gueye bokkoon na ci jury bi donc mu am véritablement cette caution scientifique. Le Jolof et Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké entre vécu collectif et trajectoire individuelle. mooy téere bi nga xamante ne kii di Aliou Ndiaye moo ko xaatim mu amal ci liggéey bu mucc ayib mu gis na tamit
lu am solo la ci jaar-jaaru Cheikh Ahmadou Bamba ak itam taarixu yoonu murit. jërëjëf Ibou Diouf yeneen xibaar jëm kon ci màggal gi daañu ci ñëwaat ci ngoon ak suñu équipe yan yabal ca dëkk bu sell ba ca Touba. ñu wax ci syndicat bi ëmb liggéeykat yi yëngatu kon ci wàllu administration fiscale nekk ci impôt domaine kon jox nañ seeni kilifa àpp fii ak juróom-benn fan ci weeru octobre bu fekkente ne lettuñ leen wala ñu firi leen ci préavis de grève bi ñu déposé kon ñoom dinañ leen yëg rawatina kon ci ay grève yoo xamante daañu ca dem bëgg na nag ponk yooyu kon ñu saafara ko su ko defee ñoŋal seen nekkin ci boobee bërëb ndax dañoo jàpp ni kon kumba am ndey kumba amul ndey dafa am ñu déglu kon Ndiouga Wade moom mooy secrétaire général adjoint syndicat bi ci micro Alhassane Ba. Vous savez, déposer un préavis de grève, c'est créer les conditions d'un dialogue. man yaakaar naa ni ñi nga xamante ni déposé nañu ab préavis de grève dañu bëgg a waxtaan bu fekkente ni nag autorités yi jot nañu préavis boobu te defuñ ci benn jéego ngir dajeek syndicat bi ngir waxtaan ci poñ yi nga xamante ni moom mooy li ñuy sàkku ñu fajal leen ko jàpp naa ni loolu nekkut li war te ñu ngi wax ne kilifa yi waruñu négliger benn mouvement ñoom am nañu ay revendications faaw nag ñu jël ko au sérieux bu fekkente ni agsi nañu ci juróom benn fan ci weeru octobre nga xamante ni mooy njeexteelu seen préavis de grève bi ñu dugal lépp lu mënti xew duñu wax ne syndicat bi ak ñun waa CNTS artuwuñu woon yaakaar naa ni jot na kilifa yi woo syndicat yi waxtaan ak ñoom ci ñetti poñ yi nga xamante ni moom mooy poñ ñu sàkku ñu fajal leen ko bëriwul jamono ji ñu ngi dund jafe-jafe ci wàllum koom kon soxlawuñu benn yoon ñuy dundaat ay grève yi ni mel. Je pense que vraiment notre pays n'a pas besoin. beneen syndicat ngi nii ñoom it ñoom ñooy liggéeykat ya nekk ca mairie bu Kaolack jàpp na ni daal ay diir a ngi nii kenn cotisé leen ci wàllu IPRES di waajal seen à la retraite loolu nag yéem na leen ba tax na ñoom it déposé nañ li naan préavis de grève di délai boo xamante ni jox nañ ko kon kilifa ya suñ ko saafarawut ñu daal di dem ci grève Abdou Ndiaye moom moo jiite syndicat bi ci micro suñu correspondant ca Kaolack Pape Mbaye Diaw ak Fally Gaye. dañ fi daje woon en assemblée générale. pour waxtaan problème yi nga xamante ne bi tey jii moom la ñu jànkonteel problème bi mooy depuis presque 1 an ñu ngi daw ci ay suñuy problème yoo xam ne suñuy problème droit la à savoir suñu état IPRES yi nga xamante ne bi tey jii état nominatif yi depuis 1 an depuis 2016 mairie bi déposé ko IPRES habillement du personnel ñi nga xam ne ñoo nekk ci voirie bi archive dans les postes de santé jotuñu dara donc avancement automatique yi la même chose avancement grade yi mais nag lu ñu bëgg mooy que nañu régler problème bi suñ ko réglé wul préavis bu jeexee au mois d' octobre daañu xam ne lépp dëgg la. suba bu neexee yàlla suba boo fi jaaree dinaa la woon décharge yi après màggal bi sitting yi la ñuy def parce que comme fi mu nekk nii fii rek màggal dara xaju fi. fi mu nekk nii koo wax ma kenn talul dara ñëpp Touba lañ tal muy Tijaan ak muy Xaadir ak muy Laayeen muy Murit ak ñëpp Touba lañ tal bu ñu jógee màggal Touba nag daañu leen convier ngeen ñëw fii ci sitting bi ngi def fii lañ koy defee takk suñuy brassard rouge ba keroog ñuy régler suñuy problème. jóge Kaolack dem ca Fatick foofu nag ku ne xam na ni xorom lañ ko fay bay am na solo trop ba tax na kon nguur ak Sénégal sax yaakaar ni soosee xorom mën naa participer ci li naan kon croissance ci wàllu koom-koom bi ba tax na jëwriñ ji dénk wàllu plan Sénégal émergent di Abdou Karim Fofana doon visiter benn usine boo xamante ni kon day transformer xorom moom nag boobee usine jàpp na ni kon lan ca mën a jëlee ci xorom ci at ëpp na kon téeméer ak juróom fukk ci ay tonnes ba tax na kon ndimbal jaadu na ci ñoom ak képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci li naan filière sel ca boobee diwaan Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey. lii nag xibaar bu neex la ci producteur xorom yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci région yu Fatick ak itam yu Kaolack at yee weesu dañoo sonnoon trop ci xorom gu ñuy produire ba pare duñu ko jaay ab entreprise nag taxawal nañ ko ci région bu Fatick usine bi nee na at bu jot dana jënd lu ëpp 150 000 tonnes xorom ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di producteurs yi ngir rek mën koo raffiner mën koo jaayaat seen ay activité nag bu yàggul dara daañu ko démarrer. producteurs yi nga xam ne région de Fatick yëpp 100 000 tonnes la ñuy produire ñun 150 000 tonnes lañ soxla donc ñoom suñu produire ñu jënd lépp dinañu manqué sax 50 000 foog ñu dem wuti ko Kaolack wala ñu wuti ko Kaffrine wala ñu wuti ko Lac Rose. ministre bi nga xam ni moom moo yor wàllu plan Sénégal émergent visité na yenn bërëb yi nga xam ni fa la ñuy defaree xorom si laataam ñu dem ci usine bu bees bi nga xam ni moom la ñu taxawal moom nag nee na initiative bu ni mel jar naa rafetlu te moom Abdou Karim Fofana dafa jàpp ne filière xorom bi mën naa jàpp bu baax a baax ci li nga xam ni moom mooy suqali koom-koomu Sénégal bu fekkee ni accompagner nañ ko ni mu waree. ci région de Fatick xorom dafa mel ni bokk na ci
li nga xam ne moom la leen gën a yàlla féetale moom la leen yàlla gën a may te ñu seetlu woon na nag ne dëkk bu mel ni Nigéria li muy jënd ci xorom at mu jot di ko jënd bitim réew ci ay dëkk yu mel ni Inde di ko jënd ci ay dëkk yu mel ni Brésil mot na junni ci ay milliards ci francs CFA junni ci nag ne loolu région de Fatick am na ci wàllam bu état jàppee ni mu war a jàppee nga xam ne tàmbali nañ ko war nañoo mën a fexe ba Sénégal jël ci wàllam koom-koom bi naat ci. am na nag ay jumtuwaay yu bëri yoo xam ne nag nguur gi tabax nañ ko ci biir région bu Fatick ngir rek désenclaver ko moom Abdou Karim Fofana nag jàpp ne yóbbu xorom bitim réew dana gën a yomb. muy ay infrastructure gis nañ bac bi nga xam pont bi nga xam ne daf fiy jóge dem Foundiougne gën leen jegele seen ay clients. usine bi nga xam ne nag moom la ñu taxawal bees ci région bi leneen lu mu bëgg a def mooy wàññi chômage bi ci biir région bi ndaxte nee na lu ëpp 200 emploi direct fas yéene nañ koo def. jafe-jafe ci wàllu suuf fële ca Mbour maire ba nag ñu ngi koy joxañ baaraamu tuuma ca terrain ba nekk ca Guy Mouride maire ba daal di ciy seetal deram ne ñoom lan def dara ñàkku cee jaar yoon ba tax na sax kon virement de crédit bi voté nañ ko pare ngir rek xool naka la ñuy aménager boobee barab ñu déglu ko moom Fallou Sylla ci micro sunu correspondant ca Mbour Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. xam nga bu ñu voté budget ba pare ñiy liggéey ndax dañoo duggee ci Covid te budget bi lu bari nag dañ koy orienté. loolu moo tax ñu def tey virement de crédit bi ndax dafa am ay fonds yoo xam ne aussi day ñëw da ngay woote conseil municipal ñu dugal ko ci biir comme ça ñu xam ne lii adopté nañu ko ñu mën ko exécuter ci la ñu war a defar yenn dispensaires yi ci la ñu war a tabax tali yi ci la ñu war a tabax écoles yi ak yi nga xam ne mooy lamp yeeg yooyu ñu war ko cee dolli conseil municipal bi yëpp ànd nañ ci amuñu kenn koo xam ne ñoo na taxaw wax ci leneen contre amu ci hôpital Guy Mouride bi damay leeral nit ñi na leen mairie Mbour moo moom terrain bi conseil municipal moo voté woon ni foofu dañ fay def hôpital wut nañu suñuy partenaire andi leen pour ñu liggéey fa ay xale ñëw ne foofu dañ fay football te xale yooyu dañoo abboon terrain bi kayit yi ñu bindoon fa abbu terrain bi mi ngi yëg ñun loolu préfet ci boppam daal di bind benn arrêté ne trouble risque à l'ordre public te yow nga nekk ci sa droit man mi bind nañu service technique yi approuvé nañu maire jox nañ ko maire bind na approuvé na ñu jox préfet approuvé lépp kayit yëpp ñu ngi ak moom ban léegi. ñu dem foofa ca Ndar boo sàgganu nag APR ak mouvance présidentielle bi sax tasaaroo ci lañ jëm ndax rek élection yeeg investiture yi ku nekk nga ne yaa ngi samp sa ndënd moonte day seen njiit di Macky Sall na ne woon kon ñu ne rek pat xaar moom mu daal di dogal loolu nag am na ci ñoo xamante ne moom bëgguñ koo dégg liñ bëgg mooy ber seen yoonu bopp muy ca Ndar ak yeneen i collectivité territoriale yi nekk ca diwaan ba Ousseynou Diop Abib Seck. locale yi ci région bu Saint-Louis dina métti loolu rawatina ci parti bii di APR mu mel na ñoom leader yi diggante mbagg bu métti la ñu nekk ci diwaanu Ndar Géej ñagas bi am ci diggante Mansour Faye ak Mary Teuw Niane ñëpp gis nañ ko Mary Teuw Niane samp ndëndëm ngir mën a jot fauteuil bi nga xamante ni fa la Mansour Faye toog sa jamo moom ñi ànd ak président Macky Sall dañu xar ñaar coalition bu mag la ndaw ñu taxawal at fukki at ak juróom benn ya fa maire ba def moo leen naqari rax ca dolli ñuy ŋàññ doxalinam ki nga xam ni moom mooy le maire de Diama ndax jamono ji ñu toll nii baykat yi nga xam ni ñoo ngi nekk ci village bi ñuy wax Goño ak Njaamaar dëgg nekk nañ ci jaaxle lool ndax kii di Oumar Sow tey jël na wax dëgg yàlla li ëpp ci seen suuf def ko ci yeneen i loxo. beneen commune ñeneen jóg muy Richard Toll première adjointe au maire ba moo daal di wan ginnaaw Mame Diop ba fa nekk maire samp ndëndëm. Le président Macky Sall dans son programme le plan Sénégal émergent dama cee bëgg indi sama pierre à l'édifice lii moo motivé sama candidature waaye aussi pour relever ensemble avec les populations de Richard Toll défi bi fi nekk. commune bii di Gandon fa la mbir yi gën a tàng boo moytuwul ñetti ciy candidat daañu jóge ci APR ñoom seeni kàddu mag ñi dañ leen war a abal jox xale yi lenge yi. damay adresse la jeunesse pour que li nga xamante ne moo fi nekk ñu mun ci delluwaat di ci xalaataat ñu xam ne ñun amoon nañu ay valeur keneen ku ñëw ci yéen xam ngeen ñi fiy daw yépp di wut xam ngeen ni fii lañ nekkoon tous dara lañu mënul xam ngeen loolu. mu mel na kon ndaw ñi nekk ci APR nekk ci région bu Saint-Louis dañu fippu léewtoo bi laataay élection locale yi tàng na te boo moyul ñi di way politique yi bu ñu songantee mbër dëgg dina daanu. seenu ñu des ak yow ak xibaar bi ngi ñu fi jox jóge foofa ca Ndar ab liir la bu fekk kon mu ñàkk bakkanam ñu sànni ko ca wetu dex ga lu soriwul dara lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall ca quartier nord sapeur pompier kon ñoom ñoo doon ñëw di jël si néewu boobee bébé ci teewaayu waa police fi mu toll nag xamagun kan moo def jëf yu ñaaw jooju ba tax na kon ubbi nañ ci ab l'enquête kon néew ba yóbbu nañ ko ca hôpital régional bu Saint-Louis daañu ci ñëwaat ci nam gën a yaatu comme ni ngeen ko gisee image yi en direct la ca Ndar
bitim réew laataa ñu fay demit ku ne xam na ni fii ci bët Afrique sow jant fi nag liñ fi nemmeeku mooy muy Mali ba ca Guinée am na ay jafe-jafe rawatina wàllu coup d'état ba tax na fii ci Sénégal am na ay soxna yoo xamante ni ñu ngi tuddee seen bopp réseau femmes yu nekk ci Afrique sow jant te yëngatu ci wàllu jàmm bëgg nañoo sax amal tukki nemmeeku ca Guinée ba ca Mali daal di rek dem yanoo ak ñi naan junte bi maanaam ña fa amal coup d'état bi su ko defee kon ñu dugal soxna yi ci li naan processus de transition bi ndax jigéen ku ne mën na koo déglu ndax rek taxawaay bu am solo bi nga xamante ni ñoom jigéen ñi ngi koy def ci wàllu jàmm fii ci Afrique sowu jant ndaje ma ñu ngi ko amalee woon ca Ziguinchor soxna Diago Ndiaye moom moo jiite googee kuréel ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mandian. suñ ci bokkul lijjanti ko mais fii la jëm ci si Sénégal fii la jëm si ndax gis ngeen Guinée yi fi nekk ni ñu bare ñëpp dañuy daw làqatu si fii donc looloo tax ñu ni jigéen ñi comme yàlla daf leen sas ñu nekk nitu jàmm di liggéey ci jàmm parce que suñu kër yi ñoo fay toppatoo jàmm suñu quartier yi ñoo cay wax suñu réew yi ñoo cay wax si sous-région bi aussi dañ ci waral dugal suñu loxo wax ci pour yëf yi daal jaar dañu koy def dañuy dem Mali dem Guinée pour waxtaan ak kilifa dëkk ba ñañu fa teg pour seet que ni lu ñuy def na fa jàmm sax mais buñ ci fàtte jigéen ñi parce que jigéen kat lu mu bokkul wax dëgg yàlla dina am la lu ca manqué wala du baax. jërëjëf kon ñu daal di dem rek ca Yaoundé ca Cameroun fekk fa kan fa yebal mu ñuy suivre afro basket bi ci jigéen ñi di soxna Soda Thiam maa ngi leen ko doon wax sànq jamono ji kon Sénégal moom mooy jongante ak Mozambique. jëm ci li nga xamante ni moom mooy afro basket bi ci jigéen yi premier quart-temps bi jeex na mu mel ni kon Sénégal moom moo jiitu ba tax na kon ñu dem rek foofa fekk fa Soda yaa ngi ca stade ba maa ngi lay nuyu Soda. mel ni kon Soda yembagul Sénégal nag ak Mozambique yàgg nañoo daje ci yu mel nii buñ ca jógee it demi-finale bi du xaw a yomb ndax ka jël titre ba di Nigéria it ma ngay jongante ci kanam moom it ci beneen quart de finale bi te Sénégal bu gañee kon day dem rek daje ak Nigéria ku ne xam na ni daaw jéeg fii ci Ndakaaru Dakar Arena waa Nigéria ñoom ñoo fi kon duma ñu ca final ba Sénégal nag kon ñu am yaakaar rek ñaanal leen bu baax ñu am ndam ci boobee jongante seen digganteeg Mozambique laata ñuy dëgmal kon mbiram demi-finale di fàttali ni kon soxna Soda Thiam nekkagul ci buum gi fi li mën a jàpp daal ci xibaar mooy Sénégal am na 20 points Mozambique am 13 ci premier quart-temps bi ñu dem dëgg leen di gën a fës ci yéen kaay yi ak Mamadou Mohamed Ndiaye. ci la ngeen jëf ëllëgu honorable député Boubacar Biaye ak gu honorable député El Hadji Mamadou Sall ñoo ngi ci loxoy maître Malick Sall garde des Sceaux ministre de la justice coowal trafic passeport diplomatique yi lëmbe réew mi journal Le Quotidien ak Walf Quotidien nee nañu bu doon patas bu tàng la ñu ne njiital assemblée nationale Moustapha Niasse jàllax na ko ministre de la justice Le Quotidien xamal ñu ne assemblée nationale def na démb ab communiqué di ca wax na ñaari député yi ñuy tudd ak tuumaal ak taqal ci tappale yi bu ñu waree dindi seen immunité parlementaire ngir ñu mën a am lante ak yoon pare nañu ngir def ko li ñuy xaar rek moo di ministre de la justice bindu ko ab leetar sàkk ko ci moom bu ñu jotee ci demande ba di tàmbali procédure bi source wa nañu Pa Niasse di Moustapha Niasse nee na signalu milk di maître Malick Sall lay déglu Le Témoin jànge ci ne Niasse mi ngi ñaq-ñaqal maître Malick Sall Sud Quotidien ne ko ak di ko waaxu teg ko pression teg ci la kay tegal ñu ci ne muy assemblée nationale di ministère de la justice noppi ak maandu gi ñu nekk woon ci waxi trafic passeport diplomatique yi génn nañu ci ba génni ab communiqué wax ci pencum ndawi réew mi mu di assemblée nationale ak la mu ci wax soleil national xëy nañu ko wax ci xëtamu njëkk mu di bu ñu yeggee ci war koo régler assemblée nationale lépp lu cay waru garam dana ko def Les Échos bind ne assemblée nationale nee na yël banding député Boubacar Biaye ak député Mamadou Sall yi ñu tudd ci coowal faux passeport diplomatique yi nee nañu ki leen war a bind di ministre de la justice bis bu leen sisiré ngir ñu dindi immunité parlementaire bu ñaari député yi bureau bi dina daje ci num gën a gaawee taxaw ci taxawaay bi war Vox Populi nañu mu di mbirum faux passeport diplomatique yi di mbirum faux billets yu Seydina Fall Bougazelli kii di Moustapha Niasse ak maître Malick Sall wax nañu ci lu jëm ci mbirum Seydina Fall Bougazelli ak i faux billets ministre de la justice raxasu na ba set wecc ci liberté provisoire bi ñu jox Seydina Fall Bougazelli ba xam leen ne dossier ba ma nga ba léegi ci loxo yor journal bi nañu waaye ñoom ñaari kilifa yi loolee ñu wax waa ñoo lànk nee nañu ñoo lànk duñu ko dégg ndax waxuñu fi dara wax nañu ba ne gër géex te waxuñu ci seen wax ji luy firndeel ne am nañu yéene dem ca ba jeex ki coowam xaajagu te jeex moo di Fatoumata Ndiaye borom Fuuta Tampi ga woon journal L'Info nañu li mu def mu di mat ba mu yàgg muy mar
Dakar jëfam joojee bari nay responsable yu nekk ci mouvement Fouta Tampi mënuñu ko wanaasu Baye Niass bokk ci ñi sos Fouta Tampi ni ci xët mu njëkk yéenekaay bi moom Fatoumata Ndiaye ministre intérieur Antoine Diome moo ko may benn wata léegi ñaari wata la yor di ko doxantoo ci tabaski gi dafa dem ci Aline Doumbérou Sow moo ko jox xarum tabaski te it yëg nañu ne moo ngi lijjanti passeport diplomatique ci gaañi mu ne bu ñu ko masaana wax waxi na wooteeb assemblée générale ngir ñu wax ci bureau mouvement bi li mu ñu doon tontu moo di may leen ma fii ak juróom-benn weer ndekete booba dafa bëggoon temps ngir mën a génn réew mi tribune nañu kàddug Fouta Tampi di Fatoumata Ndiaye nee nañu ñaari wata ak kër la ñu ko jox moo ko tax a suppiku léegi ko nañu bu Fouta Tampi wulit moom Fatoumata Ndiaye tampi na ndax li mu dégg ci ay xas dégg ko ci ay xaxar dégg ko ci ay saaga dégg ko ci wax ju ñaaw jéggi na dayo xawma kan waaye moom diggante démb ak bërki démb jommi na njuumay politique mooy Macky Sall waxuma ko Alioune Tine moo ko wax ji mi ngi ci l'Observateur ubbil yéenekaay bi njiital Afrikajom Center di Alioune Tine nee na Macky Sall mosar la ci wàllu politique nee na moom Alioune Tine comprendre na li tax ba Macky Sall nangoogu ta wax lu leer ci mbiri troisième mandat bi ñii di waa mouvement Y'en a marre Alioune Tine mi ngi leen di wax ci biir l'Observateur ne waruñoo jug ci di fàggu te xam ne nguur gi fi nekk duñu leen may dara sursoi nañu waaye ñoom waa mouvement Y'en a marre it mayuñu dara nguur gi fi nekk ñoo ngi yokku seen loxo di yokku seen jéego ne ginnaaw doxub ñaxtu bi ñu ne dañu koy def bu màggal gi weesoo porté nañu plainte préfet bu Ndakaaru maire bu Ndakaaru di Soham Wardini mook Barthélémy Dias bu ñu moytuwul dees na leen masa àtte ci réew mi Les Échos nañu lu yéeme moo am ci réunion bi coalition taxawu Dakar doon def ci week-end bi madame la maire Soham Wardini dafa gedd ndajama ndax Barthélémy Dias da koo traité de intérimaire Soham Wardini ne ko comme ab intérimaire la gisatuma lu ma fiy def yéenekaay bi nañu ci la buubee ay kaakeem dajale ay kalma njangaanam lem ay déebam ki déebam dem yoonam. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yi kon laata ñuy tàggoo delluwaat Yaoundé Soda Thiam maa ngi lay nuyu. Pierre dafa mel ni kon Soda yëmbul ñu fàttali ne kon ñaareelu quart-temps bi tàmbaliwaat na Sénégal am na 24 Mozambique am 15 kon juróom-ñeenti poñ moom moo leen séparé duñ ci ñëwaat ci ñoom gën a yaatoo ci sunu xibaaru ngoon yi ak Soda Thiam mi ñuy suivral boobee match kon di quart de finale afro basket ci jigéen ñi fële ca Cameroun ñi ngi leen di sant di leen gërëm ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaar yi dina dellusiwaat ci ngoon fii ci Ndakaaru ak ca Touba kon ñu bàyyi leen rek ak programme bi ci kanam Ndiaye dina ñëwaat moom Mamadou ak li gën a fës ci internet bi incha allah sant ngërëm ñeel na leen.